ñu tàmbalee ko hymne national bu Sénégal bismillah kon boog ñun ñëpp ñu jóg taxaw. Merci beaucoup. Applaudissez très fort. muy bàkku réew mi muy loo xam ni dinañu gën a may force kon ñu woo le représentant de monsieur le maire de la Patte d'Oie muy monsieur Cissé nga xam ne bokk na ci tey ki nga xam moo war a tey jii dalal gan ñi ndax fii ñu nekk tey jii nga xam ne monsieur le maire teew siwul waaye nag monsieur le maire Cissé mi ngi nii di conseil municipal nekk ci mairie bi ki nga xam ne mooy monsieur le maire yabal ko mën a ñëw nag dalal gan ñi kon moom monsieur Cissé à vous la parole. salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ku nekk ci turam ak sant di rafetlu seen teewaay fii ci Patte d'Oie di leen dalal ci turu monsieur Banda Diop di maire commune Patte d'Oie moo fi bëggoon nag teewal boppam. waaye dafa am benn séminaire bu mu nekk fële ci Mbour moo tax démb ci guddi mu woo ma ne ma naa ñëw représenté ko parce que xew-xew bi bi ko Bamba di waajal ba envoyé fi lettre dafa fekk sax ñun ñu ngi woon ci salle bi toog man ak moom ak ay partenaires ñuy waxtaan ci loo xamante ni mu ngi jëm ci wàllu ndaw ñi donc bi mu ko gisee mu ne lii de ñuy waajal ñun ak lii nga xamante ni moom la Bamba di def. C'est exactement la même chose donc sans hésitation mu ne ma joxe na avalam pour que lii ñu mën ko mën a defee fii ci mairie Patte d'Oie parce que nee na mbégte la ci moom voilà honneur la aussi ci moom que mairie Patte d'Oie accueillir événement bu mel nii ndax fi réew mi toll yaakaar naa ku nekk ak ci loo ne war ngaa mën a bàyyi xel mbëkk mi nga xamante ni moom la xale yi di def donc tey su association FILS di Bamba Mboup amee initiative bi ba ñu organiser ko ñu defal ñu honneur indi ko fii ci Patte d'Oie te feneen foo ko yóbboon ci Sénégal yaakaar naa dañ koy xëccoo donc loolu au nom du maire ñu la ci gërëm di la ci sant di ci gërëm ñëpp ñi nga xamante ni rek ñu ngi tourner autour de l'activité ci beneen pàcc aussi ANAMO dafa nekk partenaire ak FILS nekk partenaire ak ñoom Bamba depuis très longtemps et yàlla dogal aussi ma fay liggéey nekk fa le directeur des opérations ñu nekk aussi partenaire aussi ci bés bi donc ma teewal fii aussi monsieur El Hadj Malick Mbaye di directeur général u ANAMO bi nga xam voilà di féliciter nag ñëpp ñi nga xamante ni en fait ñoo nekk ci organisation bi ndax ndaw ñi moom la Sénégal am réew mënul dem sans ay ndawam donc ndaw yi nag suñuy dem di jéggaan yi di dem yeneen i réew ba seen bakkan di ci des yaakaar naa ku nekk war nga jóg taxaw mën a xeex mën a sensibiliser ku nekk daal pàcc bi nga ci féete ñi nekk ci wàllu formation formé ñi nekk ci wàllu financement financé ñi nekk aussi ay porteurs de voix war a mën a sensibiliser ba nga xamante ni tey jeunes yi dinañ conscient ba mën a toog vraiment bi ma fi fekkee Tapha Tine dafa nekk loo xamante ni en fait dama ko rafetlu bu baax ndax moom rek déjà mu toog fii am na lu muy représenté ndax ndaw la fii la nekk Sénégal liggéey fi ba tey Sénégal fu mu taxaw kenn du ko natable ñëpp xam nañ ko xam nañ jàmbaaram xam nañ li mu def lépp ci wàllu làmb donc moom rek déjà toogam su waxul woon sax déjà loolu ñaax jeunes yi la pour wax leen ni que vraiment liggéey ci réew mi tekki ci réew mi lu mën a nekk la d'autant plus que tey soo xoolee
ñi ñuy wax ni que ñoo gën a mën a ëpp xaalis wala gën a am daraja fii ci réew mi koo ci xool jaarul ci émigration clandestine pour ñu ci bëri bokk jaaruñu ci émigration clandestine pour am li ñu am tey dëkk bi am na ay potentialité yooyu nañu ko exploiter pour mën a defar suñu réew parce que kenn duñu defar suñu réew ñun Europe bi ñuy xëccu di dem ñooñu tolloon nañ ñun fii ñu tolloo mais ay jeunes yu gëm seen bopp ñoo toog liggéey seen dëkk ba seen dëkk mën a mel nii mu mel donc ñun jeunes sénégalais yi ñoo war a toog liggéey aussi ba ñeneen di xëccu di ñëw suñu dëkk mais c'est pas en abandonnant bàyyi suñu dëkk que nañuy defar Sénégal je pense que vraiment mën na ci citer exemple yu bëri waaye yaakaar naa am na boo xamante ni soo ko citer rek dajal na lépp muy le président de la République ñëpp xam nañ fan la jógee xam dans quelles conditions jànge fii ci école Sénégal yi jànge université bu Dakar ñëw ba tey mu nekk jiite réew mi doon président de la République te yaakaar naa ni nit ku ëpp importance président de la République soo amee it bëriwul ci réew donc kooku su fekkee ni que il est parti de rien pour atteindre sommet bi nga xamante ni moo gën a mag ci hiérarchie réew mi nga xamante ni jeune ak foo mën a nekk loolu lu mën a nekk la xëy nag moom dinañ ne ci wàllu jàng la mais tey nga jël ku mel ni Youssou Ndour par exemple ci wàllu culture c'est possible nga jël ci wàllu làmb ku mel ni Tapha Tine secteur boo jël di fi gis koo xamante ni fii la juddoo Sénégal fii la màggee Sénégal fii la développé activité am yëpp Sénégal ba a'uuzu billahi minal sheytaani rajim ñu ngi sant yàlla bu baax bi mu ñu mayee fekkee ak tal di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñu fi teew ñëpp nuyoo bi ñu ngi koy jiital suñuy wàjjur muy suñu wàjjur bu góor Serigne Babacar Mboup ak suñu wàjjuru jigéen yi nga xam ne ñoo fi toog muy soxna Fatou Mboup ak Maguette Mboup di nuyu Amadou Cissé mi nga xam ne moom moo fi teewal monsieur le maire Banda Diop Amadou Cissé di suma xarit di suma lépp franchement teewal fi aussi Maodo Malick Mbaye comme ni nga ko waxee waaye nekk aussi ci association FILS dama ko woo téléphone waxtaan ak moom nee ko man ak suma benn frère Mbaye Sall dafa am benn activité bu ñu bëgg a def ci sensibiliser xale yi mu ne ma loolu dina ma neex ñu def ko mairie Patte d'Oie te du benn yoon du ñaari yoon ci la dëkk loo xam ni wax naa ko rek ci lu jëmale xale yi kanam rek da ci taxaw kon nag Amadou Cissé bu ñu amee salle bi franchement sonorisation bi lépp yow la ñu ngi la ciy sant di la gërëm bu baax a baax maa ngi nuyu samay xarit parce que dama am ay kóllëre ci gouvernement Macky Sall muy le ministre Alioune Sarr ministre du tourisme et des transports aériens ak le ministre Dame Diop mi nga xam ni moom la ñu dénk emploi ak formation professionnelle ak sama jigéen ministre de la jeunesse Fatoumata Néné Tall kon nag ñooñu ñooy parrains yi ak marraines yi ministre Dame Diop wax dëgg yàlla ministre Dame Diop yónni ndaw Pape Modou Fall ci boppam moo bëggoon ñëw le directeur de l'emploi mais mu am empêchement yónni fi tey monsieur Sakho ma ciy kontaan lool di nuyu sama doomu ndey yi nga xam ne tamit ñi ngi toog muy Aliou Diouf di chef de cabinet ministre bi di Ablaye Gueye mi nga xam ne moo yor crédit hôtelier ak Alioune Fall ñoom dañoo dem ba man ak ñoom léegi ay doomu ndey lañu ay frère lañu loolu booleetuñu Alioune Sarr suma frère la suma lépp la kon nag di kontaan ci seen teewaay di kontaan tam ci moom parce que ñëw bi rek sax la kontaan naa ci trop président Meïssa Ndiaye maa ngi lay nuyu sa déplacement tamit kontaan naa ci di la féliciter ci nomination bu bees bii nga xam ni moom lañ la nommé yàlla na la jig man bi ñu ci nekkee sama xel dal na parce que taalibe Serigne Touba nga nit ku baax nga tey boo nekkee président CRG bu Thiès monsieur Matar Ba nommé la président lutte avec frappe bu Sénégal kon nag gàcce ngaalaama kon nag taxawaay bi nga jóge ba Mbour ànd ak Chérif Diaw bég naa ci yàlla na yàlla kontaan maa ngi nuyu suma frère suma xarit suma grand Ndiaga Thiara Thioune mi nga xam ne mooy président arène bi events wax dëgg yàlla bokk FILS moom it bi ma di soog a tàmbali FILS ci bi ñuy def lancement bi war a commencer forum yi mbëru Sénégal yëpp seeti naa leen ku ci nekk mu wax la projet bi ñoom ñëpp ñu rafetlu ko kontaan mais biñ ma joxee numéro Tapha Tine mii Tapha Tine ñu waroon a dem Diourbel ci activité bu ñu doon def ak Dame Diop dafa am yar teggin lool nee ma naa la jox sama benn numéro grand bu tudd Thioune
bi ma woowee Thioune waxtaan ak moom ñu dajee mu ne ma Bamba man dinaa ànd ak yow dinaa la jàppale parce que yow da nga dégourdi te li ngay def nii lii yëpp pour réussite jeunesse bi la kon nag grand Thioune mention spéciale lépp lu fi ndox ak kanet rek yaa ko jënd yàlla na la yàlla taxaw di nuyu champion bu mag bii toog muy Moustapha Tine Tapha Tine ah fils de amel nañ la njukkal lépp lu ñuy def ak fu ñuy taxaw yaa ngi fay ànd ak grand Thioune di ñëw te gor moom gor rek moo ko mën a fay kon nag yàlla na la yàlla taxawu ci lépp li nga bëgg kàttanu yàlla. maa ngi nuyu suma grand frère sama xarit muy Ibrahima Ly tey moo fi teewal association FILS Ibrahima Ly suma lépp la lépp loo xam ne rek dama koy def wax dëgg yàlla da ci bind di ci xalaat di ci am taxawaay kon nag Ibrahima Ly mention spéciale ñu ngi kontaan ci yow bu baax a baax. maa ngi nuyu suma frère El Hadj Mbaye Niang mi nga xam ni mooy président des cercles leaders des jeunes des Parcelles Assainies moom suma goro la suma frère la suma xarit la bi ma waree def lancement association FILS aux Parcelles Assainies moom mii laa ko wax ngoro gi feeñ fekk ma yàgg dégg turam wax dëgg yàlla mu am ci taxawaay bu ba léegi ñu jàppante bañ na ko ba gaynde la may wooye ma koy wooye gaynde kon nag yàlla na yàlla taxaw lépp. Ablaye Gueye Alioune Fall Aliou Diouf maa ngi leen di sant bu baax ci seen teewaay Alioune Sarr taxawaayam ci man gis naa ko kon nag ñu ngi leen di jaajëfal Sakho ñu ngi bég ci yéen bu baax a baax di nuyu ñi fi teew ñëpp samay frère Pape Ndiaye sama nijaay Pape Mar ak champion fi teew yëpp di nuyu ay waajuru Mbaye Sall parce que projet bii ma porté Mbaye Sall mii man point de presse rek laa bëggoon def pour sensibiliser jeunesse mais Mbaye Sall nekk ci ñun nekk xale bu yaru xale bu engagé xale bu ñu yar bi ma déggee waajuram bu góor bi téléphone ak waajuram bu jigéen bii wax dëgg yàlla ñu jël lépp dénk ma ko kon nag ndénkaane dafa fort mais bi ñu ko dénkee association FILS ñu fi teew ay seede lañ ci bëri na fu ñuy dem foo xam ne moom moo ciy taxaw moo ñuy demal am yar am teggin kon nag Mbaye tekki mi sans mbëkk mi man de Bamba point de presse laa bëggoon def nga nekk jeune engagé ne nit war naa mën a juddoo fii màggee fii tekk fii ñu ànd projet bi kon nag yàlla na la yàlla taxawu ba ci mën a teral sa waajur yi di nuyu ñi nga àndal ñëpp waa Caaro yi di nuyu nag champion yi parce que ku ne xam na ni Bamba boo nee Bamba ne lutteurs yi kon nag magum maa ngi lay nuyu di la ziar ak mbër yi fi teew yëpp parce que man yàlla daf maa séddee mbër yi ma nekkoon bitim réew ñëw Sénégal am yéene ci champion yi pour rek ñu am formation am insertion kon nag ñu ngi leen di jaajëfal Mbaye Sakagé étoile yéen champion yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñu jublu ci thème bés bi presse bi tamit maa ngi leen di nuyu Basirou maa ngi lay siyaar bu baax Lamine Lutte TV Fatim Dabax yéen ñëpp SDTV Danik maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu dugg ci thème bés bi bés bi li tax ñu woote ko ku ne xam na ni jamono gi muy xalif généraux yi di nit ñu baax ñi di sportif yi ñëpp ñi ngi waxtaan ci xale yi dugg ci gaal gi ñuy suñuy rakk di suñu jarbaat di dee gu metti la tax ñu koy defit ndeysaan dañoo bëgg rek daani doole pour dimbali seen ay waajur waaye nag dugg ci gaal gi aussi bëgg dem ku ne xam na ne ay risque la te nit toll nañ foo xam ne nii Sénégal jamono gi ñu toll nii wax dëgg yàlla président Macky Sall yéeneem mooy jeunesse su Sénégal yépp ku ci nekk rek am xëy loolu noonu man dama dund immigration parce que def naa daanaka juróom-ñett at bitim réew tukki nag lu baax la ndax bëri na ñu ko def wax dëgg yàlla ñëw jariñ seen waajur jariñ seen bopp mais dañoo toll ci jamono gi nga xam ni yàlla moom itam xam na ni ku gëm boppam rek war naa mën a tekk fii man sama gis-gisu bopp moo tax ñu woote waxtaan bii di sensibiliser suñuy xale suñu rakk mooy géej gi ñu jël ci yoonu géej gi ñu jël ah man de Bamba ak Mbaye Sall ak ñi fi teew ñëpp ñi ngi leen di ñaan wax dëgg yàlla ñu bàyyi ko arrêté ko parce que loo xam ni boo ko defee ah bu ñu demee ba nit ñu baax ñi di ko méngale ak xaru te ñoom jom rek moo leen ci tax a jóg te ku ne xam na ni xaru tayale sa bakkan la te ku ne xam na ni suñu borom am na lu mu ci wax moo tax ñu ngi leen di sensibiliser di lancer message le président Macky Sall xamal ko ni yaa ngi góorgóorlu jàmbaar nga waaye ndaw yi tamit yow la ñu am man Bamba président association FILS maa ngi lay tàllal loxo président Macky ñun de ci ñi la bëgg jàppale ci lañ bokk
boobu ba léegi ni ko père Ousmane Diouf waxee yàgg nañu Sénégal jóge bitim réew gëm ne suñu réew war nañu fee mën a tekki ndax Sénégal ginnaaw Màkka amul dëkk bu ko gën boo leen gisee ma wax ko dëkk bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul tëdd Seydina Limamou Laye tëdd fi maam Cheikh Ibrahima Niass tëdd fi ñoom ñëpp ñu tëdd fi Cheikh naa Cheikh Saad bu waxee yartu nekk fi ba wax dëgg yàlla ay doomam ñu ngi fii nguma ngéewul gëm naa ni suuf la boo xam ni bu ñu góorgóorloo li ñu bëgg yëpp dinañ ko am kon nag président Macky Sall ñu ngi lay lancer message ñun boobu ba léegi ñu ngi taxawal ay initiative bëgg jàppale réew mi kon nag ñun ñu ngi lay tàllal loxo ci ñi lay jàppale daal ñun ci la ñu bokk di gërëm bu baax parce que bu ñu demee tey ba taxawal association FILS am ay mbër yoo xam ne tey ñu ngi leen di former en sécurité garde corps rapproché ba tey nu nekk ay professionnels ñu dem ba tey suñu frère Souleymane Soumaré directeur général ONFP jël ci ñetti mbër parce que lamb bi mu commencé ba léegi lamb mbër mi ngi soog a nekk fonctionnaire kon nag kooku maa ngi gërëm le directeur Souleymane Soumaré parce que tey bu ñu demee ba Tidiane Faye Amandaw Caatu Yaraax ñu recruter leen ñu nekk ay fonctionnaire te formation moo leen ko may kon nag xale bu gëm boppam bu toogee ñu former la gëm naa ni di nga am dara kon nag ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen wax ni daal gaal gi moom nañ ko bàyyi te toog xam ni Sénégal bu ñu toogee bu ñu góorgóorlu li ñu bëgg yëpp dinañ ko am ci kàttanu yàlla loolu noonu moo nekkoon message bi point de presse la boo xam ne moom lañ bëggoon def mais suñu rakk Mbaye Sall moom it am yéene wax dëgg yàlla sensibiliser ay rakam ma ne ko kon nañ ko bokkandoo def kon nag loolu rek moo nekkoon message bi li ci des ñu bàyyi ku ci nekk rek mu communiquer ci wax ci bu ko defee bu ci waxee xalaatam rek buñ ci xale yi bu ñu waxtaanee ñoom sensibiliser rek ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu xëy na réeroo amul ñàkk waxtaan am mais bu ñu waxtaanee ñoom sensibiliser rek dinañ toog góorgóorlu ba li ñu bëgg ci réew mi dinañ ko am wasalaam jërëjëf. tekki saa mbëkk mi mën naa nekk te sax yaakaar naa ne moo gën a wóor te li wóor macha allah loolu moo jig bànni aadama ndax dugg ci géej gi ak géej gi di mu yaatoo te amul banqaas nga dem rek ngir wuti yàlla baax na yaakaar naa message bi jeunes yi dinañ ko dégg su ko defee dañuy jël kàddu gi di ko jox un jeune aussi très dynamique ñu yàgg liggéey aussi au niveau du FILS mu bokk projet bi indi projet bi bokk ko ak ki nga xam ne mooy Bamba ñoom ñaar ñëpp di bokk projet bi muy tekki saa mbëkk mi muy le jeune Mbaye Sall tàcc leen ko. bismillahi rahmaani rahim d'abord maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp di ko jiital aussi ci samay waajur nga xam ne dañ fi teew tey mu nekk lu rëy ci man di leen ñaanal yàlla na seen taxawaay yàlla di remercier aussi délégation yi nga xam ne ñoo fi teew lu ci mel ni waa ministre du tourisme ak waa direction de l'emploi aussi maa leen di remercier ak association yi fi teew yëpp lu ci mel ni association FILS ak cercle des jeunes leaders des Parcelles Assainies di remercier aussi monsieur Thioune ak Tafatine ñi nga xam ne ñoom ñoo yor arène bi events di remercier délégation yi teew fi yëpp samay frères et sœurs ñi jóge Thiaroye yéen ñëpp maa leen di remercier aussi mon frère Landing et Machina xam ne depuis boobu ba tey ñi ngi ci di ma accompagner maa ngi di remercier aussi di remercier Gorgui Touré mi nga xam ne tey moo fi teewal le panel il est temps suñu gox et aussi Touba Fall aussi maa ngi koy remercier nga xam ne ñoo nekkandoo mairie Tivaouane Diacksha di remercier ñi nekk ci salle bi ñëpp d'abord li nga xam ne tey moo sabab li moo ñu dajale fii kenn umpalewu ko muy sunu moroom yi nga xam ne dañoo nekk di jël gaal gi te ñëpp xam nañ ne gaal gi dafa bari ay risques bon man nag ma toog xalaat ne pourquoi pas waruñu gëm ni ñun war nañ mën a toog ci suñu réew tekki bien vrai que ni ñëpp xam nañ góom bi fan la muy l'emploi des jeunes waaye tamit jeune bu ne war nga am gëm-gëm que ni boo toogee war nga mën a tekki ci sa réew ndax ñaar rek a am nga rayante ba dem à l'étranger nekk fa immigré tamit li ngay ñaan tamit retour ñaari retour a am ñibbisi sigil sa askan sigil ñëpp
waaye tamit am na noo fay nekkee tamit boo ñibbisi bon ñaanuñ ñu ko yàlla ku si nekk ñaan nga wàññeekoo ci sa njaboot des fois nit sax dina wàññeeku foofu am ñu am jafe-jafe indi ko kon nit ku ne war nga mën a gëm nekk ci sa dëkk tekki fi parce que tey macha allah ñi fi nekk ñëpp ci réew mi la ñu nekk di jàpp ci économie réew mi kon boo nekkee jeune dama jàpp ne war nga mën a am idée boo xam ne ni tey war nga mën a jàpp ci économie réew mi ndaxte tamit ku jàngee ci réew mi sa dëkk am na lu mu la servir ndax fi nga jàngee war naa gëm ni yooyu itam ëllëg war nga mën a xool yow la nga war a mën a servir sa réew man boog Mbaye Sarr en personne loolu laa am ci sama xalaat parce que jeunes yu bëri loo wax ñu ni immigration clandestine bi mooy lan pour dimbali suñuy waajur c'est vrai suñuy waajur lañ bëgg a dimbali ñun ñëpp waaye des fois ndimbal gi de dina mujj jur naqar ci sa waajur ndax tey sa yaay mi nga xam ne peut-être ba ngay dem yëgu la waaw sa papa bi ngay dem yëgu la nga dem des ci géej gi xëy ñu lulu rek ne ko diw des na ci géej gi mu li des ci dundam yëpp mu toog di la ko xalaat di misère ba xëy fekki la loolu aussi dimbal la goo xam ne nii dafay mujjee jur jàngoro. beneen bi mooy ma gëm ni man ñun ñu nekk ay ndaw war nañ mën a apporter dara suñu réew sans autant ñu ne dañuy jël ndox mi ndaxte nag ñëpp rêvé nañ dem tukki mais ci la bonne voie jaar ci yoon bi nga xam ne nii mooy yoon bi légal bi loolu la ñëpp ñaan yàlla ndaxte tamit tey ñun nii nga xam ne dañoo ñaan yàlla nekk ay entrepreneur ku ci nekk yaa ngi ñaan ëllëg am ay partenaires te partenaires yi boo koy wuti ji à l'étranger ci yoon bu baax bi nga bëgg a jaar ku si nekk kon ñaan nga yàlla tukki waaye ci yoon bu baax bi nga ko bëgg a jaaree li may wax à chaque fois rek def naa ko ci sama bâche muy la jeunesse est l'avenir d'un pays loolu kenn umpalewu ko ndax ñun ndaw ñi ëllëg ñoo mën a yor réew mi bu ñu dawee di def loo xam ne ni ëllëg dañ ciy sànku itam beneen affaire lay mujjee jur kon war nañoo mën a gëm porter ni ñun ëllëg ñun ñoo yor suñu réew donc loolu laay wax encore une fois ci jeunes yi ne nañu am gëm-gëm am pas-pas ne ñun war nañoo mën a toog ci suñu réew message bi may lancé nag au gouvernement muy l'emploi et l'insertion des jeunes parce que projet bi là c'est tekki sans mbëkk mi loolu lañ ko kiiyee mais le but principal mooy l'emploi et l'insertion des jeunes ñëpp xam nañ ni problème bi foofu la jeune boo wax lu tax nga dem mu ne la ana emploi kan bàyyi donc message bi may lancé rek mooy nañ ci gën a jàpp ndax président récemment ñi ngi dégg am na kuréel bu muy bëgg a taxawaat boo xam ne nii ci conseil national de l'insertion des jeunes je pense loolu la mi ngi koy bëgg a taxawal pour renforcer emploi yi donc ñi ngi la waxaale aussi monsieur Sakho ak les délégations du ministre Alioune Sarr tourisme tamit nañ gën a jàpp ci emploi yi ndaxte tamit gaa bu ñu bëggee toogloo suñu frères yi aussi nañ xool lan lañ mën a teg seen loxo bu ko defee ñu mën a toog mën a am pas-pas mën a yokk ci dara ci économie réew bi loolu donc lay lancer message que l'emploi des jeunes na ci président gën a jàpp ndax mi ngi ciy jàpp mais na gën a dolli loolu laa ci am lu ma ci yokk beneen bi muy ndaw ñi nga xam ne ni tey yor nañ ay projet bu ñu yor projet rek ñu toog croiser seen bras mais man am naa ay projet bind naa nangam ay projet mais pas financement parce que boo toogee croiser la say bras yaakaar naa ni tamit kenn du la fa fekk di la financer ndaw da ngay am pas-pas am gëm-gëm jóg ni yow tey kuréel yi ñu samp nii pour ndaw ñi la rek la mais boo toogee sa biir nekk doo ci mën a jóg yow yaa jóg daf les démarches jaar fi nga war a jaar ba ñu mën la jàppale pour yow yéene bi nga am ci sa réew nga mën ko nga lay koy mën a def loolu la amoon lu ma ciy lancé mais tamit du ma terminer sans ma wax ci Cheikh Ahmadou Bamba Mboup bi nga xam ne ni c'est un frère li ñu boole man ak moom liggéey moo la boole ma ak moom ma am benn maquette bu ma ko doon defaral benn logo bu ma ko doon defaral mu jiite association FILS bi ma envoyé affaire yi ma lire affaire bi mu nekk lu intéressant
mu nekk loo xam ne nii lu may intéressé la ba mu liggéey affaire bi ba pare ma ne ko non garaawul yow sama grand la mais li ma gën a ñoxal rek mooy lii nga bëgg a yëkkati nii man daf maa intéressé ba tey Tidiane Faye mi nga xam ne nii keroog moo nekk major promoom ci formation garde du corps rapproché bi man maa ko ci yóbbu loolu mu nekkoon fierté bu rëy ci man ndax tey amaana bu ma bokkul woon sax ci association bi ma Tidiane Faye du jot ci information yooyu ba ciy dugg te loolu noonu yëpp Cheikh Ahmadou Bamba la ak waa association FILS nga xam ne confiance bi ñu am ci man rek maa ci nekk xale man maa nekk xale ci association bi samay moroom papa ñoo ci nekk Bamba sama frère moo ci nekk le reste ñëpp samay moroom papa rek te confiance bi ñu am ci man amuñu ko wallaahi lajim amuñu ko nag ci benn jeune ndaxte fu ñuy dem man la ñuy woo à chaque fois seen lépp même xaalis bi yëpp bu ñu demee événement bu ñuy def ci sama loxo lay jaar kon loolu noonu rek confiance la di la remercier Bamba ci loolu ak waa association FILS Père Abouli yéen ñëpp maa leen di remercier ci confiance boobu ngeen am ci man ndaxte tamit da ngeen a def lu am solo pour jàppale jeunes yi tey bu ngeen defee loolu man ma nekk jeune am idée bu mel noonu damay ñëw lu dul rek gën ko dolli ci li ngeen yor ndaxte yéen a ngi jàppale mbër yi ndax ku ne mbër rek da ngay rek nga ni ah mbër rek mooy loolu tey bu mbër demee ba nekk fonctionnaire rek c'est grâce à l'association FILS donc loolu dama ci remercier Bamba encore une fois di wax naa ko nag fépp wax naa ko samay copains wax naa ko sama famille ñëpp taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci sama digganteeg yow di leen si ñaanal rek yal na yàlla yàggal sa taxawaay yàlla bàyyi la fi ba ci kanam ndaxte vraiment dama kontaan parce que lii nii yëpp moom la moom moo ma si jàppale moom moo def lépp Bamba moom moo def lépp vraiment dama la ciy remercier ci loolu di remercier aussi sa soxna Fatou Cheikh gis nga moom mi tamit affaire yi muy def yëpp moom moo ko def maa ngi la ciy remercier bu baax di remercier ñi nekk ci salle bi ñëpp bàyyi ma kenn am naa kontaante gu rëy merci beaucoup. ñi ngi wane suñu contentement tey jii Ousmane Diouf jërëjëf li nga ko dëgg la sa xarit la depuis très longtemps yi nga xamante bu yàgg ci Modou Fall te yaa ngi sàmm couleur gu mate maa ngi gërëm sama soxna Fatou Mbow ak Maguette Mbow ak Pape Mar ak Papa Ndiaye à tout seigneur tout honneur je commence par ma famille di remercier ñi ma fekk ci présidium bi fii sama xarit la moom mi cuul bi ma ko boolee Xaadim ak léegi bi ma nekkee Xaadim ak léegi mi ngi bay waaram bu baax a baax yépp moo ko def yàlla kontaan nañ ko loolu Tapha Tine ak simplicité am lu ñu def rek mu ne day taxaw bokk moo war a teewaayam bii xam nga champion yi en général dañuy nëbbatu surtout suñuy préparé combat mais moom day bëgg di fees di feeñ donc yàlla yow mi yore CRG ba yàlla def ñu nommé la dama lay dénk sama doom pour vous faire comprendre que je vais participer dans votre travail en tant que journaliste li nga def neex na ma lool yàkkee ngeen ñëw toog ci bis bi vous serez bien accompagné par les gens et par moi-même par les gens et par moi-même dinañ ci waxtaan ma jox la sama carte visite nga xam may kat loolu yow dama lay jàppale kee Sakho yow Modou Fall daf la envoyé Modou Fall sama xarit la donc ku ko doy nga maa ngi lay gërëm bu baax maa ngi lay door a gis mais fonk naa la lool teel ngaa ñëw di manager affaire bi di gërëm nag ñi nga xam ne ñoom la ministre Aliou Sarr envoyé ñi ñëw fi ministre Aliou Sarr dafa xaritoo ak Khadim par l'entremise de ces gens là yi nga xam ne ñoo wër Aliou Sarr ba mel ni mburu ak soow di def abattre liggéey bu am solo liggéey bu neex a neex di nuyu Cissé nekk koo xam ne sama doom la il est conseiller municipal ici et puis man conseiller spécial laa woon bu maire bi Tidiane Diallo maa ko nekk pendant 5 ans moom loo xool je l'ai été pendant 5 ans il est décédé di gërëm Ly Ibrahima Ly un compagnon inséparable de Khadim di gërëm bref ñi fi nekk ñëpp di gërëm nag yaayu Mbaye Sall ak baayu Mbaye Sall di leen wax ne
Mbaye Sall je l'ai connu bi ko Xaadim xamee mais xale bu ma neex la xale bu ma saf la te itam nag xam naa ni mu fonke waajur loolu moom du ma wax lu bari mais dinaa œuvrer dans ce bon sens man personnellement Xaadim dina ko def man dinaa ko def am na lu ma ko wax xam na li ma ko wax parce que ku jàppale sa waajur ñu jàppale di leen doon am na yoo xam ne maa ngi ci dinaa ko jàppale dina gërëm ñi fi nekk ñëpp di gërëm sama xarit bi kii bi ma nekkee conseil spécial au maire Patte d'Oie mi ngi fi moom mi ngi fi def moo tax il me rend tous les honneurs il m'a salué respectueusement donc il était un proche du maire Tidiane Diallo su ma fàttee lenn nag ngeen gërëm ma ngeen wax ma di gërëm màggan boobu ak ñëpp di leen xamal ne la li ñu Xaadim def ak Mbaye Sall dafa am solo trop mbëkk mi soo koy def da ngay xaw a di rêver nit ñi di ko méngale xaru léegi nag ñun dañ leen a war a rek di ŋàññi di leen expliquer comment faut-il faire pour revenir sur terre parce que le Sénégal regorge de beaucoup de ressources de beaucoup de choses qui font que quand même c'est attractif. Le Sénégal a le soleil, le Sénégal a la jeunesse, le Sénégal a le pétrole et des ressources naturelles. Et on n'est que 16 millions d'habitants. Sur le plan technique, si on analyse, réew yomb a jàppale la parce que démb ci guddi maa ngi déglu benn émission. di tàllal ñëpp loxo di sant ñi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp ndax ñun association lañu rek dañuy mën a boole waaye formation bi c'est les partenaires stratégiques ñoo koy def te ñu ngi koy def bu baax ñu leen di sant di leen gërëm di wax it ñu dolli rek ndax it mbiru mbiru insertion jeune président ci boppam moo ci taxal boppam kon ku ci taxawoon démb balaa président di wax da nga cee war a gën a taxawaat kon ñu ngi leen di soññ di wax ñu ngi doon taxaw démb ak bàq démb waaye nañ ci gën a taxaw. waaye projet bi dafa gën a yaatu dafa laaw mbër ak lu dul mbër dafa laaw képp koo xamante ni bëgg na tekki Sénégal sans mbëkk mi waaye association FILS bi ñu bokk yëg na ko waxtaan na ci ak sunu ñaari doom yi wala sunu frères yi di Mbamba ak Mbaye Sall wax ni aussi dañ leen accompagner donc kàddu gii may jël loolu rek a tax ma jël ko wax ni réeroo amul ak projet bii ak association FILS waaye projet bii dafa gën a rëy association FILS dafa gën a yaatu association FILS association FILS it ci sama kàddu ñu ngi wax ni ñu ngi ci wetu sunu ñaari frères yi pour jàppale leen ci projet bi pour mu vraiment réussir mucc ayib donc kàddu yooyu moo nekkoon sama kàddu ndax wax nañu ni tekki mi li ci mbëkk mi li ci nekk wax nañ li tax xale bi bëggoon dem fas jom ak loolu la wax nañu sax ba wax ni l'islam wax na ni suuf si yaatu na boo amee fii jafe-jafe demal feneen kon l'islam dafa bénir tukki waaye l'islam it dafa bañ ku xaru tukki ci condition normale de condition et de température maanaam nga tukki foo xamante ni fépp am na risque waaye y'a moins de risque waaye géej amul banqaas condition yi ñuy demee it gën na métti tubaab yi tëj nañu seen frontière ak yu demee noonu ak yu demee noonu kon war nañu mën a xool encore une fois lañ doon def ñu xool li ñu ci yokk pour véritablement jàppale njaboot gi ah mbëkk bi nag am na ñoo xam ne sax du ñu ay jeunes ñoo am 14 ans du ñu ay jeunes dégg naa am na ay jigéen kon mbëkk mi yaatu na ñooñu ñëpp nañ leen di jàppale téy leen fi xam naa nag ministère de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion noonu la tudd léegi am na du pain sur la planche démb vraiment maa ngi dégg suñu xarit Dame Diop à l'Assemblée nationale il a très bien parlé xam na aussi li ko président dégg mu ngi ciy def ay jéego yoo am solo waaye fas lu muy daw ñu gën kaa làbbali moo nañ mon frère Meissa ñu ngi lay vraiment féliciter di la encourager di wax nag ni jàpp naa ni jot na FILS ñëw bokk CNG c'est important ndax maa dégg ministre bi di wax feuille bi leen di installé mais feuille de route pour l'insertion des lutteurs kon it yow yaa ngi ci dox ay jéego yu am solo waaye Cheikh Amadou Bamba c'est un précurseur
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu di ko teg ci loxo ki nga xamante ni mooy le représentant du maire bi nga xamante ni moo ñu dalal fii tey ci salle bu ñu ko joxee nuyoo bi mu jàllale ko ci ganam yi nga xamante ni mooy gan yu sell yi fi ñëw tey di suñuy yaakaar ba tax ki nga xamante ni moom la Sénégal yaakaar jël dénk leen ay responsabilités ci loolu nag ñu ngi ci jiital le représentant du ministre du tourisme des représentants également ki nga xamante ni moo fi représenté le maire représenté aussi la direction de l'ANAMO du nuyu également le représentant de la direction de l'emploi du nuyu également les acteurs de la lutte bu ñu nee les acteurs de la lutte nag dañ ciy jiital ki nga xamante ni mooy le représentant du CNG di responsable de la lutte avec frappe di nuyu le grand champion l'incontournable et le très disponible et le serviable monsieur Tapha Tine. Tapha damay taxaw ci moom un peu balaa may jàll ci nuyoo bi Tapha dafa nekk un lutteur exemplaire par son comportement mais par son engagement aussi parce que lii muy def nii tey il veut se montrer en exemple te mënoon na ko bañ a def bu ko neexoon champion yi VIP yi ci la bokk tey et c'est très rare cause bii nga xamante ni waa FILS moom la ñuy woote nga gis ci VIP bu taxaw fii te depuis lors à chaque fois bu ko FILS soxlaa Tapha Tine dafay taxaw kon Tapha mention spéciale à vous di nuyu sa collaborateur ce grand di suñu grand moom aussi di suñu conseil parce que Bamba moo ñu ko présenté muy monsieur Thioune muy grand aussi boo xamante ni Sénégal daf koy bàyyi xel par son engagement mais par aussi son patriotisme grand Thioune ñu lay nuyu di nuyu suñu kilifa yi fi teew yépp kilifa yi nag buñ ci nuyu dañ ciy jiital suñu papa Mbuub tonton Mbuub nga xamante ni moom également suñu conseiller la suñu xarit la parce que mënoon na nekk suñu kilifa ba pare du nangoo nekk ak ñun mais nekk kilifa wàcc di ànd ak say njaboot di leen orienter loolu ku koy def ah sa njaboot amatuñ la fay parce que mënoon na rek yam ci wàllu njiit njureel wala ci wàllu taxaw di conseiller mais day ànd ak ñun ci action yi donc kon monsieur Mbour ñu ngi lay gërëm di la sant di nuyu ñi nga xamante ni tey ñooy les initiateurs du programme Tekki Sans Mbëkk mi ak ñi nga xamante ni ñoom lañ fi invité ñëpp man comme ni ñu ko waxee maa ngi tudd El Hadj Mbaye Niang du président cercle des jeunes leaders ànd fekk délégation bi nga xamante ni ñoom laa fi àndal tey mais également ànd ak suñu conseiller et un frère boo xamante ni on travaille ensemble muy monsieur Ibrahima Diop moom aussi lépp lu ñuy def ak fépp fu ñuy dem day ànd ak ñun et di ñu accompagner donc tey lii nag bu ñu fi ñëwee ci programme bi nga xamante ni moom la suñu xarit di gaynde ah parce que lu tax moo koy woowee gaynde parce que moom esprit gaynde la am gagneur la voilà donc Bamba ñu ngi lay nuyu yàgg Mbaye Sall. maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di tàmbali nuyoo bi par suñu waajur monsieur Mboup di ko nuyu di ko sàggal di ko jox wàccuwaayam di nuyu également le représentant du maire de la Patte d'Oie di nuyu également les représentants du ministre du tourisme et des transports aériens du cabinet Diouf mais surtout di nuyu ki mu àndal Ablaye Gueye dama bokk ak moom buur di sama xarit di nuyu également le représentant le directeur de l'emploi teewal ko fii par l'intermédiaire monsieur Sakho di nuyu monsieur Thioune di nuyu également monsieur
Mbaye Niang, le président des réseaux des jeunes leaders, mais moi je dirais tout simplement des leaders, di nuyu la presse, di nuyu tous les invités ici présents. bi may ñëw fii dama amoon problème ban casquette laa fi indi ndax bi ñuy lancé invitation bi sama xarit Bamba moo invité woon xaritam Maysa Ndiaye. Bamba ñu xamante woon dans le cadre de la lutte boobu maa ngi woon président CRG bu Thiès ñu xamante ci lamb lu rafet ci lu lamb Ousmane nii fekte na ko ci condition yi ñu xamante boobu ba tey mu nekk dal di dox diggante bi ci la arrêté génn ñu nommé ma le premier vice-président chargé de la lutte avec frappe du CNG de lutte ma ni bu ma fa demee soo moytuwul sama casquette xarit laa fay yóbbu parce que je crois que boo gën a fort je crois dara mënu ko dindi et ce sera pour l'infini donc Bamba jàppal ni tey sa xarit moo fi nekk muy Maysa Ndiaye et c'est l'occasion de rassurer suñu papa daf ni dénk nañu Bamba mais daf fekkoon ñun di téye Bamba kon ni ñu ko dénk dañ koy boole ni ñu ko téyewul gën ko war a mën a téye au passage may nuyu sama papa sama xarit sama confident Chérif Diaw mooy le président du CDG de Mbour acte bu ma posé maag moom la ñoo ànd. Pourquoi je suis là rek daf ma concerné à plusieurs niveaux. D'abord parce que si milieu bi may intervenir muy làmb beneen bi par rapport à ma situation géographique muy fi ma dëkk muy la Petite Côte ñaari secteurs yooyu yëpp buñ naan ñi dem si mbëkk bi ñan ñoo si ëpp si ñaari secteur boobu lañ jógee muy napp gi muy mbër yi donc forcément thème bu mel nii il faut que mu concerné ma mais surtout may joxe benn anecdote boo xam ni ba tey maa ngi soufflé di noyyi wax parce que expérience bu douloureuse daa dund dafa am benn mbër bu ñàkkoon waajuram bu góor bu dëkk Dionewar ñu waroon dem pour jaale ji ko boo dawalee oto ba Jifir da ngay taxaw jël gaal nga def traversé 45 minutes dama ni 45 minutes kon jàpp naa ni li ñuy def xaw na te xaw baaxul dara la donc rien que message boobu rek war nañ ko mën a jàllale par rapport à la jeunesse war nañ ko mën a jàllale par rapport ñuy tuuti war nañ ne leen bu dee gëm nañ li ñuy doon bu dee ñun diine bi ñuy woote mu ngi si ñun war nañ ko mën a teg si suuf wut beneen pexe teg ci bu dul mbëkk mi surtout que les exemples sont là nit ñi wax nañ ko duma si dikkaat bëri na fi ñoo xam na fii lañ juddoo màggee fi yaroo fi fii lañ tekkee ba si la ñuy soog a jël avion pour dem soit pour des vacances wala wuti pour indiwaat ko Sénégal donc vraiment message boobu laa amoon pour lancer ko di sant ñëpp di gërëm ñëpp di féliciter une fois de plus Bamba di féliciter également waa association FILS di leen jox rendez-vous le 19 incha allah am bu pour man leen ni on va continuer le travail maa ngi sant ñëpp di gërëm ak lan lañ war a def pour mun leen ñaar pour ñu mën a toog ci réew mi tedd fi teral fi seen ay waajur comme ni ñu koy wax yàlla dogal na dem nañ ci zone yu bëri parce que fan yii yëpp sax man ak équipe bi ma jiitee fële si suñu direction ñu ngi wàcc ci askan bi ci mel ni am na ay zone yoo xam ne kilifa yi tànnoon nañ ko nga xam ne mbëkk mi ñu bëri fa la ñuy déparé ci mel ni tefes bi booru Yaraax bokkoon na ci booru Caaroy bokkoon na ci booru Bargny jàpp Tëngéej bi ko dalee aussi booru Mbuur ci booru Indi Saalum bi booru Kayaar jàpp ba Ndar loolu am na ay ndaje yu jot a def ak population yi waxtaan ak aussi jeunes yi ak kilifa yi joxe parce que problème mbëkk bi
dafa bëri ay facteurs yu ci nekk yàlla dogal na sax yàggul am na benn ndaje bu ñu def fële ca Diamniadio ci ministère bi si njiitu ministre bi Dame Diop ñu dajale département yi nga xam ne moom la mbëkk bi xëy na mën a concerné nga xam ne yor nañ wàllu état ministère de l'emploi ci la bokkoon waa ministère de l'intérieur ñu nga fa woon waa ministère de la jeunesse ñu nga fa woon affaires étrangères ñu nga fa woon waa ANAMO ñu nga fa woon DER aussi mu nga fa woon boroon na structure état yoo xam ne dañu gànk mbiru jeunesse bi ñoom ñëpp ñu nga fa woon toog ñu waxtaan amoon na it société civile parce que amoon na ñu koy waxatee les migrants yoo xam ne par exemple association la yoo xam ne représenté woon nañ leen foofu yu bëri amoon na it acteurs yi maanaam ñi nga xam ne mooy population yi dëkk ci tefes gi ñoom aussi jël nañ fa ay kàddu ministre bi aussi déglu na leen acteurs yi nga xam ne aussi ñoo yor mbiru état aussi wax nañ seen xalaat ci tënk am na benn liggéey boo xam ne pour ma wax ko fii kilifa yi ñu ngi koy def pour problème bi ministre Dame Diop moo jiite woon ndaje boobu ci ndigalu président de la république moo ko santoon pour ñu xool yan mécanisme lañ war a teg xëy na pour yi mun a dakk xëy na pour mu mën a dakk état nag moom dafa am responsabilité déglu naa sànq defe naa monsieur Niang moo ko wax ci li xew ni parce que aussi